damay wax sama xalaat ci li ma Samba wala ma Demba wax bu ma sañoon du ma nekk benn commentateur de fait social de fait sociaux waaye dafay nekk foo xamante ne buñ fa tollee Sénégal dafa commencé nekk ci benn zigzag yoon bu zigzag boo xamante ne ci impasse lañ jëm donc dafa war des fois ngay dégg yenn yi il faut nga joxe sa xalaat parce que mënoo cee noppi rawatina bu ajoo ci wàllu diine wala mu aju ci wàllu jàngale mbokk mi ñu dégg mu wax incha allahu taala danañ jéem a expliquer li mu wax yaakaar naa jarul ñuy teg voix am ndax bu ma ko junjee ñëpp dinañ xam kan la. bu ñu paree itam am na beneen thème bu ñu doon wax fan yi ci ginnaaw mooy jigéen ndax war naa parfum wala dafa araam jigéen parfum ndax jigéen bu parfum dañuy considérer ne dafa njaaloo wala récemment rek wala sànq nii rek am na ku ma ci laajaat donc ma promettre woon ko ne dinaa ci wax incha allah. aywa waaw ñi am question nag question yi nga xamante ne ñi ngi ñaan ngir yàlla mu nekk lu am rapport ak sujet bi incha allah ñu préparé ko. Seydina Ousmane Ibn Maz'un wax nañ leen keroog ci moom ne moom ak ay frère am ñoo duggandoo ci lislaam frère am yi ñoom ñett lañ moom Seydina Ousmane Ibn Maz'un moomu mu nekkoon nit ku baax lool yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm ko yàlla gërëm ko mu génn àdduna yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam defal ko loo xamante ne néew na mu defal ko doomi aadama mooy fóon ko ci jë ñaari yoon ba ñetti yoon jooy ci kanamu néewam bi waaye gunge ko ba ci bàmmeelam biñ ko dencee ba pare itam mu jël ab doj moom sang bu tedd bi ak loxoom yu tedd ya teg ko ci kaw bàmmeelu Seydina Ousmane Ibn Maz'un ne pour ma koy xàmmeewee sama bàmmeelu wala sama bërëbu mbokk mi te ma fiy suul képp ku génn àdduna ci sama mbokk yi ci sama jegeñaale yi. bon traité woon nañ tuuti un tout petit peu masalaay tabax ci bàmmeel ak ekkati bàmmeel ak wane defal bàmmeel loo xamante ne mënees na koo xàmmee contrairement ak yenn ci ñi mbokki jullit ñi jàpp que ne bàmmeel moom des ko war a raser ba mu tolloog suuf si loolu xatman soit mu nekk ñàkk dégg diine soit mu nekk ñàkk xam-xam. alors ñaari frère am yi nag wala ñett Xudaamatu ak Abdullah dafa am lenn lu leen wutale ak moom Seydina Ousmane Ibn Maz'un xam nga léeg-léeg nit ki di nga bokk ak moom ndey ak baay bokk ak moom benn ween bu ngeen nàpp sax te du ngeen bokk jikko xëy na itam léeg-léeg nit ki dina baax lool mais du teen dëkku rëcc maanaam njuumte am wala lu ñuy tuddee tarku awla def loo xamante ne boo ko deful woon mu gën kenn ci ñaari frères yi muy Xudaamatu Ibn Maz'un moom yu mel noonu daf koo dal xëy na nag dinañ ci mën a joxe quelques brèches ci jàngatin yu bari mooy bokk na ci ñi njëkk a dugg ci lislaam nga ne naam ginnaaw bi mu duggee ci lislaam lépp luy may nit ngëneel ci jamono jooju noonu nga xamante ne danañ ko xoolee nit ruseeku ko yàlla mayoon na ko mooy bi mbir yi di métti la ñëw bokk na ci ñi gàddaay demoon Abyssinie mooy Habasha ca gàddaay gu métti ga ginnaaw gi gàddaay ne dem Madinatu Munawwara fekk ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw gi fekkee na xare Badar fekkee na xare Uhud fekkee na xare yu yonent bi kii yëpp léegi quel est le problème ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono Seydina Omar ibn Khattab Seydina Omar da ko faloon mu nekk gouverneur am ci benn ci dëkk jullit ñi mu nekk fa daan naan sàngara alors maa ngi jéggalu ci commentaire yi ma dul tontu damay bañ mu déconcentré ma moo tax mu nekkoon fa daan naan sàngara jabaram daal di ñëw wala yónnee wax ko Seydina Omar ak yeneen jullit ñoo xamante ne seede nañ ne kii naan na sàngara fi'lan Seydina Omar bind lettre yónnee ko ci moom boole ko ay jullit ñu yóbbul ko lettre bi que ne lu tax muy naan sàngara soosu noonu bu fekkee sax na ne mu ngi koy naan moom nee na da doon taawil laysa ala alladina amanu wa amilu saalihaati junahun fi ma taayilu ba aaya bi jeex maanaam koo xamante ne xas nga ba gëm yàlla leneen loo mun di cof ci bàkkaar du la lor du yàq sa ngëm yàlla dara donc mel ni kuy daganal sàngara ci yenn ci riwaaya yi boo delloo ci téere yi ko tarjamaal ñu wax ne
Seydina Omar dafa wax ne bu ñu demee mu continuer di persister di jàpp ne sàngara dafa dagan nañ ko rey moom ak képp ku gëm-gëm boobu. bu fekkee nag nangu na ne daganul waaye njuumte la gu mu def nañ def iqaamatul xadd ci moom maanaam nañ ko àtte caw ko la ñuy caw ko naan sàngara. bil fi'l noonu la amee woon bi ñu demee mu reconnaître que ne naan na ko te njuumte la waaye sàngara lu xaram la ñu taxawal àtte yàlla ci moom. lan lañ mën a jàngee fii vite fait mooy ndeke nit ki baax bu mu mënti am ci début mbiram mën na am ndog dab ko. ñaareel bi itam mooy duwul ne ku naan sàngara wala ku def benn bàkkaar bu rëy ci bàkkaar yi dafay génnee nit ci diine automatiquement waaye bu fekkee nit ki dafay def bàkkaar bi ba pare gëm ne bàkkaar boobu dafa dagan boobaa nag loolu moo koy génne ci diine duwul jëmmi def bàkkaar bi moo ko génne ci diine waaye jëmmi daganal bàkkaar bi mel ni dafa weddi législation bu yàlla teg ak yonentu bi te ne lii dafa xaraam. exemple yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam araamal na naan sàngara yow nga ñëw di naan sàngara xam nga ne li ngay def bàkkaar la te nangu nga ne dafa xaraam doo génn ci diine ji mais da ngay am bàkkaar te bu fekkee ne dañuy àttewoo diine dañuy taxawal àtte yàlla ci yow. bu fekkee ne nag dangaa wax ne sàngara si araamul dara nekku ci yi ñuy wax naan dafa xaraam yi du dëgg boobaa nag mutlaqan génn nga ci diine ji parce que dangaa weddi loo xamante ne li ñuy tuddee maalumu min ad-diine bi darura loo xamante ne xeet wi yépp a ci dëppoo wax ne lii la yow nga ñëw weddi ko. donc ñoom ci qissa Qudaamatu ibnu Maz'un bi lii bokk na ci liñ ci mën a jàngee. waaye ñetteel bi itam mooy bokk na ci liñ ci mën a jàngee ñi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ay catégorie ñoom ñëpp bokkuñu rek nekk benn jëmm ñoom ñëpp bokkuñu rek nekk benn móolin ba nga xamante ne lu kii du def rek kee du ko def waaye ci biir ñi ànd ak Seydina Rasulullahi ni ngay fekkee ku ci mel ni Seydina Ali fekk ku mel ni Seydina Babacar fekk ku mel ni ñoom Seydina Ousmane fekk ku mel ni ñoom Seydina Omar noonu ngay fekkee xëy na ku mel ni Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul nga xam ne ijma am na ci ne naafeq la woon te pourtant danaan julli ci ginnaaw yonent bi alxuraan wàcc na sax ci moom di ko rëbb di wane ne safara la jëm ginnaaw bi mu dee ba pare bi yonent bi bi ko yonent bi julleewee ba lépp yàlla ne ko nag wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan à partir de maintenant c'est fini ku deeti ci ñoom bul ko jullee ñoom ñëpp dañoo weddi yàlla naafeq yi lay waxat ak ñi gëm Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul te buñ dee safara lañ jëm. waaye noonu itam ngay fekkee ñetteeli partie bi mooy nit ñoo xamante ne xëy na li lëng ci seen mbir lu baax la maanaam li gën a bëri ci seen mbir lu baax la mais nag danañuy def bàkkaar bi comme toute communauté duñu benn mujtama malaki maanaam duñu ay malaayka yu dajee woon ay nit lañ ñoo xamante ne yonent bi daf leen a fekk ci lëndëm génnee leen jëmee leen ci leer am na ci ñoo xamante ne génn nañ ci lëndëm googu ba set wecc dellu ci leer gi am na ci ñoo xamante ne nii bay na comme ni ko alxuraan saxalee muzabzabina bayna zalika la ilaha haulaai wala ilaha haula wa iza laqu allazina amanu qalu amanna wa iza xalaw ila shayatinihim qalu inna maakum innama nahnu mustahzi'un suratul baqara. donc ñetti catégorie yooyu noonu yonent bi nekkaloon ci biir jullit ñi wala waaw nañ wax ci biir jullit ñi yéeféer yi bokku ci boo ci boolee yéeféer yi mën nañoo nekk ñeenti catégorie. benn bi mooy ñi ko gëm sellal génn ci lëndëm ba set wecc dugg ci leer ñoom Seydina Hamza ñoom Seydina Jaafar ibnu Abi Talib ñoom Seydina Ousmane ibnu Maz'un ñoom Abdullah ibnu Mas'ud ak ñu mel noonu. génération boobu nga xam ne yonent bi daf leen daan tiitaroo maanaam yonent bi daf leen daan gis di kontaan ñoom Ammar ibnu Yaasir nga xam ne yonent bi nee na Ammar ibnu Yaasir yàlla daa feesal ngëm ci xolam bi la ko daggee ci karaw boppam bi ba ci weewu tànkam yi. ñooñu ñooy sommité bi ci mbaax ñooy sommité bi ci njub ñoom ñooy crème bi waaye nag noonu ngay fekkee deuxième catégorie bi nga xamante ne nag moom baax nañu danañuy julli danañuy or
mais nag ñi ngi naan sàngara bañ taxawal àtte ci ñoom, ñu ngi njaaloo bañ taxawal àtte ci ñoom, ñu ngi sàcc bañ taxawal àtte ci ñoom, ainsi de suite. waaye noonu ngay fekkee beneen catégorie itam boo xamante ne ñoom aslan gëmuñu woon yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci dëgg-dëgg, dañoo ñëwoon rek di mbubboo gëm googu noonu di wane ne gëm nañ ko pour mën a mucc ak i tamit pour buñ demee ci xare yi ba ñëw ñu am ci butin yi buñ gaa yi di séddale ganima yi ñu lekk ci. léegi nag Qudaama ibnu Maz'un mi borom xam-xam yi dëppoo nañ ci ne naan sàngara suus mu doon deful ko yéeféer, man mii loolu laa gëm. waaye nag danañu jox jàngat bu rëy, mooy duwuñ woon ay malaayka yu dund, ay doomi aadama lañ, ñu am bépp jikkooy doomi aadama, ñu mën a def bàkkaar, ñu mën a naan sàngara, ñu mën a def nangam, ñu mën a def nangam, yàlla nañu ci yàlla musal. saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw yonent bi xeet wi dañoo tàqalikoo ci perception bi ñu am ci saxaaba yi, mën ngaa wax ci 2 ba 3 pat tàqalikoo. première catégorie bi mooy ñi nga xamante ne dañuy sellal saxaaba yëpp di leen ragg bañ set wecc na ñoom ñëpp ñu baax lañ, ñoom ñëpp ñu ngi aljanna, ñoom ñëpp ñu jub lañ, ñoom ñëpp nangam, ñoom ñëpp nangam, ñoom ñëpp yàlla gërëm na leen. deuxième catégorie bi mooy ñi nga xamante ne dañuy rejeter saxaaba yi complètement, ne ay nit lañ yoo xamante ne nangam ak nangam, di wax ci ñoom lu bon. troisième catégorie bi nag mooy ñi nga xamante ne dañ ne saxaaba yi ay nit lañ, di lekk mbaax bëri na ci ñoom, waaye nag ay doomi aadama lañ comme doomi aadama yi, lépp lu jaadu ci suñu siècle bi mu am ci, daan na jaadu di am ci seen siècle yooyu itam, moo xam muy mbaax, moo xam muy jub, moo xam muy dëng, moo xam muy bon, lépp daan na ci am. ni ngay fekkee ci suñ jamono ji ku nay, noonu ngay fekkee ci seen biir ku nay. ni ngay fekkee ci suñ jamono ji ku tabe, noonu ngay fekkee ci seen biir ku tabe. ni ngay fekkee ci suñ jamono ji ku rafet, noonu ngay fekkee ci seen jamono ji ku rafet. ni ngay fekkee ci suñ jamono ji ku ñaaw, noonu nga koy fekkee ci seen jamono ji. ni ngay fekkee ci suñ jamono ji ku set xol, ku ñàkk kiñaan, fekkee fi itam ku am kiñaan, ku dëgër bopp, ku nangam, noonu nga koy fekkee ci seen jamono, et vice versa. loolu mooy ñetteeli catégorie bi nga xamante ne ñoom perception boobu lañ ci am. alors ñetti catégorie yooyu noonu yëpp benn bu nekk boo duggee ci seeni wax da ngay gis ne dañuy am lu ñuy daliloo, dañ lay indil ñii ay alxuraan la ñuy indi, ñii ay hadis la ñuy indi, ñii ay fait historique la ñuy indi, ne la kii def na nangam, kii def na nangam, et c'est des faits palpables yoo xamante ne indéniable. exemple ki ray Ammar ibnu Yaasir muy Abul Xaadiya, gis na yonentu bi ci saxaaba, yonentu bi la bokk, mais kooku yonentu bi moo tamponné ne safara la jëm. loolu mënoo ci dara, boo ko weddee yonentu bi nga weddi kooku. boo toogee di wax naan mu ngi aljana, tu perds ton temps. yonentu bi moo ne safara la jëm, boo toogee naan radiyallahu anhu, tu perds ton temps. donc ñetti catégorie yooyu ñoom la xeet wi tàqalikoo ci ñoom ginnaaw gi. man nag jarul may wax sama position man ci ban catégorie laa jàpp ne ñoom ñoo nekk ci dëgg, wala li ñuy gis moom moo gën a kii. généralement fii tooguñ fii pour ñuy wax ci mbir yu bëri pour wax ay position. des fois da ngay nekk à équidistance nga jox nit ñi, kenn ku nekk am na xel. je répète, première catégorie bi ci perception bi ñu am ci àndandoo yonentu bi mooy ña nga xamante ne dañu jàpp ne ñi àndoon ak yonentu bi yëpp li ko daggee A ba Z, ñoom ñëpp ñu baax lañ, ñu sell lañ, ñu jub lañ, ñu gën lañ, ñoom ñëpp a ngi aljana toog di nelaw, ñoo gën keneen ku dul ñoom. deuxième catégorie bi mooy ñi nga xamante ne dañuy jël ñi àndoon ak yonent bi sànni ci poubelle bi, di wax ci ñoom lu bon, di leen rëbb, di leen saaga, di leen xas. troisième catégorie bi mooy ñi nga xamante ne dañ ne duñ nekk à l'extrême droite, duñ nekk à l'extrême gauche, ay doomi aadama lañ, dañoo nekkoon ci bokkaale yàlla ak ci weddi yàlla, yonent bi ñëw génnee leen ci loolu, dugal leen ci ngëm yàlla. am na ci ñu gëmoon gëm bu sell, am na ci ñu gëmoon gëm bu moyen, am na ci ñu gëmutoon aslan, am na ci ñuy bàkkaar, am na ci ñuy dem safara, am na ci ñu daan naan sàngara, am na ci ñoo xam ne ña nga aljana toog. loolu mooy troisième catégorie bi. alors xam naa pour njëkkalante ak waxtu bi dafa mel ni ñoom Qudaama ibnu Maz'un ak kii soxna Rugi ngir yàlla jarul tontu, jàpp leen ci yéen da ngeen di ñëw pour déglu, jël leen seeni kaye ngeen noté bu dee da ngeen di noté, wala ngeen toog concentré wu.
ki ñëw pour def leneen nañ ko bàyyi mu def la muy def rek bu mu leen déconcentré chaque jour ma fàttali leen ko boo toogee nit ñëw pour merloo la boo fexee ba meroo yaa gañe boo toogee di si déglu wala di seetaan nit ñëw pour déconcentrer la boo fexee ba déconcentré woo yaa gañe donc ne répondez pas à la provocation s'il vous plaît ma ne Qudaamatu ibnu Maz'un ak ñoom Abdullah ibnu Maz'un luñ mën a wax ci ñoom bëriwul parce que boo delloo ci téere sira yi du ñuy bind ci ñoom lu bëri seen taarix la ñuy indi ci seen askan kii moo leen jur kii mooy seen yaay kii mooy nangam c'est pas des choses extrêmement importantes li ma gisoon ni am na ci solo lu ñu waroon na wax rek mooy kii nga xamante ne naanoon na ci sàngara ak àtte bi nga xamante ne borom xam-xam yi joxe nañ ko ci ak taxawaay bi nga xamante ne xëy na jullit bi mën na ko cee jël comme enseignement ak tamit de façon la plus large image bi nga xamante ne nii mën nga koo am wala jullit ñi am nañ ko ci ñi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même bu fekkee ne comme niñ koy waxee ku teewe woon Badar la ku nangam la sans doute que waa Badar yi am nañu ngëneel lu rëy ñoo xamante ne kenn am ko ci xeet wi waaye nag ci ñooñu ca ngay fekkee léeg-léeg yenn tarku awlaay maanaam yenn ndëggu yi loolu tamit jàngat la bu ñu yàlla di wan ñun que ne lu suñ mbaax baax bu mu tax ñu naagu mukk tant que nit ki demoo ba dajeeg sa borom mu gërëm la bul naagu mukk ne yow jéggi nga pont bi moo tax ngay gis nga nit ñu baax ñi ba fii ci Sénégal rek ñi fi am saay bu nekk da ngay gis ne dañ daan doxee baynal xawfi wa raja maanaam diggante ragal ak yaakaar yàlla ku mel ni Baye Niass da ngay dégg mu naan la bi saw mi wa xajji lam asiq fal wasaa'iqu bi fadli karimin yawma tublal xaqaa'iq sama julli yu bëri yi sama or yu bëri yi sama aj yu bëri yi yëpp wóoluwuma ci dara yaakaaruma leen lan nga yaakaar mu ne yërmandeeg yàlla ak njéggalam ak ngëneelu yàlla donc lim ñuy jàngal foofu mooy modestie diggante jaam bi ak boromam que ne lu sa jëf baax démb bul wóolu pexe yàlla loolu la ñu Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci boppam sax di wax ci chartaay tariqa bi bim ñu ne ñu ngëneel yi ñu digle ci tariqa bi yëpp lu taalibe Tijaan bi di jot la waaye chartaay jot ci mooy adamul amni min makrillah ñàkk a wóolu pexe yàlla nag mooy lan yàlla amul pexe waaye pexe bu bon je veux dire waaye mooy bul naagu mukk ndax olof yi sax dañuy wax ne ku daagu ñu romb la alors on peut venir ci deuxième partie bi maa ngi jéggalu dafa am benn oustaz fii ci Sénégal oustaz bu siiw la ci oustaz télévision yi la bokk les oustaz 2.0 que vous connaissez là benn la ci ñoom alors dafa toog ci benn plateau ci benn télé bu siiw ak benn animateur bi mën naa tudd turam mooy Pape Cheikh Diallo yàlla na leen yàlla sàmm ñoom ñaar ñëpp ak sax ñuy liggéeyee ci télé ba mais mu wax fa loo xamante ne man dégluwuma émission bi ba mu jeex mais partie boobu bi ma ko déggee damaa tiit mooy daf ni nit ku sangu farata ba pare sangu set boo ko defee ba pare li ko daggee sa jumbax bi maanaam li tolloog sa ndigg li jëm kaw tuuti mooy jumbax ba ci sa oom yi mu ne fu ci sa tënk loxo bi laal sa njàpp toj na bi mu ko waxee Pape Cheikh Diallo ci boppam mu ngi ree naan ko oustaz kon de man gëj naa am njàpp et effectivement bi ma ko gisee bi ma ko posté ñu bëree bëri contacté nañ ma ne ma ñoom gëmoon nañ li mu wax yaakaaroon nañ ne dëgg la war nañu toogaat benn instant ñu xalaat parce que man bi ma gisee mbir mi jàppewu ma ko rek lu ñu war a reetaan mu jàll mais ça m'a poussé à réfléchir plus ci façon enseignement bi ñuy am ci l'islam ci Sénégal ak façon voix yi nga xamante ne ñooy autorisé wu di wax ak les gens yi nga xamante ne ñoom la ñu plébiscité jox leen ay gradu oustaz ak ay gradu cheikh ak ay gradu sëriñ te yàlla xam na ne seen place mooy ñu jël seeni alliwa dellu ca daara ja man de nëbbuma ko rusuma ko wax tamit man ba léegi damay jàng wéeraguma sama alliwa moo tax même ay appellation oustaz yeeg nangam man bëgguma ko parce que dama gis ne responsabilité la mais Sénégal dafa mel ni nekk fi oustaz dafa yomb rawatina Dakar il suffit nga jàng benn laxdari
Laxdari bi sax soxlawul nga koy dégg bu baax comprendre ko ba mën koo jàngale. il suffit nga mokkal li ko daggee wattini ba naasi mooy les 20 dernières sourates loolu il suffit nga mokkal loolu nekk nga oustaz. bu ko defee ñoom ñooy toog ci télé yi di waxal yonent bi lu mu waxut, ñoom ñooy toog ci télé yi xool seen public bi li mu gën a bëgg ñi leen koy wax. bu ñu toogee ci conférence yi bu dee ay jongama ñoo leen invité conférence ay jigéen seetlu leen bu baax li jigéen ñi bëgg rek lañ leen di wax. bu dee ay góor ñoo leen invité ay alaaji lu ñu bëgg rek lañ leen di wax. et loolu yëpp pour quelle fin, à quelle fin? Pour ñu ci amee ay billet Makka, ñu ci amee ay 4x4, ñu ci amee ay kër, ñu ci amee ay jabar yu rafet. man nag jaaxal na ma sincèrement parce que lii boroom xam-xam ci réew mi ak ni mu toll Sénégal bokk na ci réew yi gën a dëgër ay boroom xam-xam ci Afrique. loolu ku leen xam di leen ko nangul ndax réew moo xamante ne dañ naan la fii la Xaadima Jaxate Kala dëkkoon, réew moomu ku leen xam war leen a summil chapeau. réew moo xam ne dañ naan la fii la Cheikh Ibrahim Niass dëkkoon, fii la maam Khalifa Niass dëkkoon, fii la Serigne Touba dëkkoon, fii la Sidi Hadj Malick dëkkoon, ñoom Alaaji Mouhamed Zeynabou. non réew moomu ku leen xam war leen a summil chapeau. réew moo xamante ne fii la université bu Pire nekkoon, université Jaamal, ku leen xam war leen a summil chapeau. léegi quel est le problème, quel est notre problème ba ñu toll ci bassesse bii ak reculade bi? mooy dafa am benn système bu fi tege, disons-le, dafa am benn système bu fi tege boo xamante ne c'est comme benn forme de groupe de gens tous les jours ci benn bëgguma koo tuddee mafia waaye ci benn chaîne lay dox. boo bokkee ci chaîne boobu noonu di wax ci langage boobu, yow yaay dem ci plateau yi, yow yaay dem ci conférence yi, yow yaay dem ci jotaay yu mag yi, yow yaay téye micro central bu président nekkee wala bu kilifa yi nekkee. il suffit juste nga mokkal lexique bi ak langage bi ak terme yi ñuy wax, mën a wayaanee diine, mën a nàmm sa alliwa bi nga jàngoon kas néew pour di ko commercer. te loolu nekk lu dangereux parce que yàlla rëbb na ci aw xeet, mooy ñi nga xamante ne dañuy jaay seen àdduna, dañuy jaay seen diine ngir jëndee ko àdduna, waaye ñi nga xamante ne dañuy layameeg seeni làmmeñ di waxal yàlla lu mu waxut pour gagner ci poñetu àdduna. alors nit ki dafay nekk ci majalis ba di jàng ci dëkk ba mu nekkoon, ña ko raw ci daara ja bëri nañ téeméeri junne yoon, mais mu am chance dugg ci Dakar. bi muy dugg ci Dakar xëy na benn pantalon ak ñaari culotte ak ñetti sous-vêtements la indaale. il suffit juste mu am bras long ba ñu yóbbu ko ci benn télé wala ci benn rajo wala ci benn conférence ñu commencé koo jox enveloppe 250 000 ci conférence, enveloppe 300 000 par 500 000 sax day am, mu commencé changer garde-robe bam changer yépp am changer. amatul temps bu muy jël fanaan 2 heures de temps ci guddi, 2 heures de temps rek ubbi téere di xool amatu ko. finalement dafay tuddee boppam oustaz 2.0. dégg nga terme bi oustaz 2.0. moom ngay fekk ca musiciens yi bu ñu ayee mu dem, théâtrekat yi bu ñu ayee mu dem, simbkat yi bu ñu ayee mu dem, làmbkat yi bu ñu ayee mu dem, politiciens yi bu ñu ayee mu dem, ba pare tuddee boppam ne moom moo teewal yàlla ci jaamam yi. am na benn téere boo xam ne maa ngi leen koy suggérer ñoom bu dee am nañ jotu lire ko, parce que du wut téere bu ndaw, du wut benn volume, du wut ñaari volume, ñeenti volume la. mu ngi tudd A'laamul Muwaqqi'iina an Rabbil Aalamiin. Ibnul Qayyim moo ko bind, waaye téere bu am solo la, ak loo mënti uteeg Ibnul Qayyim téere boobu téere bu am solo la. daf ciy wax responsabilité. téere bi ñeenti volume la, bu dee am ngeen jot ngeen lire ko. benn volume bu nekk nag moom ëpp na 400 pages, donc temps moo koy may nit pour mu lire ko. daf ciy wax responsabilité bi nga xam ne ñiy wax ci turu yàlla am nañ ko. mu ne dafa mel ni dañuy signer au nom de Dieu, au nom d'Allah. Ceux qui parlent au nom de la religion, c'est comme des gens qui signent à la place de Dieu. donc ñooñu caaxaan waru leen, ñooñu ñàkk a xam waru leen, ñooñu wax ay bêtises waru leen.
naka nga mën a nekkee oustaz ñi lay ooyee oustaz diw nga toog ci télé boo xam ne bu dul premier télé bi ëpp audience ci Sénégal mooy deuxième ci moment boo xam ne maanaam ci heure boo xamante ne heure audience la ñëpp a ngi tiim seen télé yi di seetaan nga mën faa wane bassesse bu toll ni xamoo sax lan mooy awra ak lan mooy toj njàpp maanaam mënoo distinguer diggante awra bu ñu war a suturaal ak awra mu xallaza boo xam ne dafay toj njàpp mënoo kaa distinguer ngay ñemee wax ni sa loxo bi sa ténq bi bu laalee li ko daggee sa jumbax ba ci sa oom sa njàpp toj na yàlla na ma yàlla suturaal musal ma waaye lii bu doon man la jour boobu laay dugg xalwa boo xamante ne minimum 3 ans lay def ubbiwaat téere yi jàngi dootuma di génn ci benn télé di wax bu doon man la dafa gàccelu barke alxuraan dafa gàccelu léegi ñetti téere la ñuy jàng benn téere ci taarixu yonent bi benn téere ci fiq ak benn arbawuna hadis moom la ñuy gàmmee moom la ñuy ziyaare moom la ñuy kuréele moom la ñuy màggale moom la ñuy demee ci conférence moom la ñuy waxtaanee moom la ñuy plateau chaque jour les mêmes têtes da nga leen di dégg ñuy wax les mêmes bayit mel ni moom rek la ñu xam 1 2 3 ñu ne la njool màkk borom barrière or bi njool màkk borom barrière or bi and so what borom barrière or bi lan nga ñu ci bëgg jàngal barrière or bi ñi ko fa def xam nañ leen ci siècle yu mujj yi lañ ko fa def bi yonent bi di tëdd foofu barrière or amu fa woon barrière or and so what soxla nañu alternative bu crédible ci émission télé yii di am te ñi ciy jàngale diine man nag am na benn analyse bu ma ci am boo xam ne mën naa am ma juum waaye dama jàpp ne bokk na ci li favoriser bassesse bi ñu toll mooy dafa am jamono boobu ñun ñi ngi nekk ay tout tànk Sénégal boobu benn télé moo fi nekk ak benn rajo xëy na boo bindee lettre da ngay boo amee laaj ci diine da ngay bind lettre ñi koy tuddee tontu bataaxal émission boo xam ne ay émission yoo xam ne hebdomadairement la doon am ñi ko daan def mooy ñoom oustaz Moustapha Gueye yal na yàlla guddal fanam ak ñoom Pa Sànqe boobu ak ñeneen ñu mel noonu nga xam ne ay boroomi xam-xam lañ lu nit gàtt point lu nit gàtt xel xam na ne ay boroom xam-xam lañ te liñ jàng xam nañ ko danañ toog ci toogin bu yiw seetaan leen émission yi ci archive RTS jamono tontu bataaxal danañ toog toogin bu yiw bu ñuy laaj question bi sax kiy laaj question bi boroom xam-xam la ki mu koy laaj boroom xam-xam la te ñoom ñëpp ay pas yu majeur lañ yoo xamante ne am nañu xel maanaam mature nañ daf koy laaj ci laajin bu yiw kiy tontu ci tontin bu yiw bu paree teg ci wallahu taala alam jamono jooju noonu kilifa boo xalaat mën naa seetaan façon émission bu mel noonu parce que du ñu wax luy xotti xorma du ñu wax lu diine di bañ du ñu wax lu mbañ a kus di bañ léegi ñu dem jamono télévision yi commencé di bëri phénomène bi commencé di changer oustaz venant yi ñi nga xamante ne ay kamontan lañ commencé di bëri maa ngi jéggalu ci expression bi mais noonu lañ la mën a tuddee ñi nga xamante ne ay kamontan lañ commencé di bëri léegi ñu commencé tontu bataaxal yeeg yooyu di raar parce que beneen phénomène juddu na ginnaaw bëri bi télé yi bëri ak chaîne rajo yi mooy phénomène réseaux sociaux yi commencé na di am léegi nit ñi dem nañ ba nga xamante ne benn Cheikh Baye bu amee question ci diine amatul jotu yónnee ko RTS wala Sud FM wala nangam di xaar une semaine pour ñu tontu ko mais dafay dugg Google léegi tàppe ñu tontu ko wala mu dugg YouTube léegi tàppe ñu tontu ko muy premier changement bi am révolution bi nga xamante ne moo ñëw ñetteelu révolution bi mooy bi kamontan wu yi ñëwee commencé istirlaal maanaam profiter ci chance bi leen réseaux sociaux yi jox commencé di passer seen émission ñoom tamit léegi phénomène yi organiser conférence commencé
seetlu leen li ma leen di wax nii rek mënoon naa joxe chronologie bi benn bu nekk de quelle date à quelle date la commencé waaye à peu près xam ngeen li ko daggee année 90 yi ba jàpp 80 ba jàpp année début année 2000 yi début année 2000 yi ba jàpp 2010 ba fii ñu toll nii yéen ñëpp ku ci dellu mën ngaa xam li may wax nii. ñi commencé phénomène conférence yi léegi nit ki bu amee association li muy njëkk a xalaat mooy ban conférence wala ban événement lay wax wala ban manifestation lay organiser annuellement. léegi nag ñu commencé dañuy tànn oustaz bi ñu war a invité pour mu defal ñu conférence bi ren oustaz bi ñu war a invité noonu dafa war a am ay critères première bi mooy il faut mu nekk ku siiw ku nit ñi di déglu pour que buñ ko defee ci carte yi nit ñi mën a ñëw mu nekk ko attirant. ñaareel bi mooy il faut mu nekk koo xamante ne danañu mën a wax li ñu bëgg. léegi nag phénomène yooyu bi mu commencé di am chaque semaine wala chaque mois wala chaque année. Association des femmes de Gueule Tapée organiser conférence association des vieux de Mbëlëxe organisation association des Moodu de Tambacounda organiser noonu lañ ko commencé bu ñuy organiser ñii sëñ Omar Thiam la ñuy woo parce que sëñ Omar Thiam kat bu ñëwee dana leen waxtaanal dana leen reeloo bu ko defee mu ñëw toog di léeb du lu pen ñii bu ñu organiser benn Cheikh Baye la ñuy woo parce que moom bu ñëwee xëy na voilà ñu woo ko. loolu bi mu commencé di am seetlu leen ci la borom xam-xam yu mature yi ñu mel ni ñoom El Hadj Moustapha Guèye ak ñoom Pa Sankhé boobu Pa Sankhé commencé di jël recul parce que xajatuñ ci caaxaan yooyu noonu ñu commencé di jël recul beneen jiil jadid di juttu ci période boobu Sid Lamine mu ngi fi woon yàlla na ko yàlla yërëm. tegoon na lu am solo mooy fexe ba am émission boo xam ne dañ ko tuddee diine ak jamono mu ci invité ay borom xam-xam waaye ñu commencé ci télé bi bu ngeen fàttalikoo ñoom oustaz Assane Gueye non oustaz Assane xaw ma nu mu sant ak ñoom oustaz Hadi ak ñu mel noonu daan fa tontu question ba léegi te yaakaar naa ba léegi sax ñu ngi koy def. léegi nag li gën a jaxase carte gi. maanaam Big Bang bi am carte ki gën a jaxasoo mooy bi ñu demee ba émission télé yi commencé di concurrencer ñu commencé waxtaanu diine yi ñi di ko dugal en tant que rubrique ci biir émission buy am boo xam ne diine taxu ko woon na jug asaasan. qu'est-ce que je veux dire bu njëkk ba dañ lay créer émission diine carrément nga xam ne fii la commencé. fii la yem waxtu wi lay commencé ku mu intéressé wul jarul ngay toog mais léegi dañ lay créer benn émission tuddee ko émission naan café wala tuddee ko émission lu ma métti wala émission nopp sa jëkkër disons ci biir émission boobu tuddee ko émission tëgësa bam ci biir émission boobu ci la ñuy dugal benn partie 15 minutes lay doon wala 30 minutes ñu oo benn oustaz ne ko kaay nga wax ci. léegi oustaz boobu bu ñëwee ñi koy laaj ci plateau bi kenn ci ñoom ferul ci ijji daaw fa taalib wala matlub oustaz bi ferul ijji ñoom ña koy laaj ferul ijji wala nga ne oustaz bi àlliwam bënnul ñoom ña koy laaj feruñu ijji kon gis ngeen ne changement am na parce que ni ñu daan laajee ak ña daan laajeetuñu ni benn Pa Sankhé moo daan toog di laaj wala benn oustaz Assane nga xam ne même bu fa kii tontu fatwa bi nekkutoon moom mën na tontu fatwa bi à sa place parce que jàng na waaye léegi benn Omar Thiam mooy toog wala benn Soxna Rougui Touré teg benn cheveux naturel nga xam ne xaala wala kasira xamu ko moom mooy toog teg benn sëñ Omar Thiam naan ko waa oustaz cheveux naturel lu ci yàlla wax. léegi moment bi nga koy wax ne cheveux naturel lu ci yàlla wax moom mu ngi fël di fëlaale nga jàpp ne oustaz boobu dina ko wax li ci yàlla wax dëgg-dëgg.